ñu dem génn ko sa teg ko ci biir yaakaar na am na ci lu ayib loo xam ne bu génn ñu ne cam Ousmane Sonko waaye yàllaa ko baaxal ba lépp lu muy def yàlla da koy teete comme na mu teetee woon yéen sallallahu alayhi wasallam di ko jàppale ndëgg su def bu ñu ko taxawal ba jamono bii may wax ak yéen ñi daan na seen kaw ba toog ci seen kaw loolu la yàlla namm ku mu naqari da ngay dee. ñu jógee fa yaakaar na pare ci nen pare wu ñu de ki nga xam ne mooy Issa Sall nga xam ne coggu Mansour Faye la bi Mansour Faye nekkee délégation générale à la solidarité la ko jël moom Issa Sall boobu nga xam ne moo nekkoon directeur du cabinet benn jigéen bu nekkoon ci nguuru Ablaye Wade yoroon ministère de la santé damay fàtte tur bi ba Ablaye Wade daanoo moom mooy mujjee nekk ministre de la santé Ablaye Wade bi Mansour Faye ñëwee Macky Sall def ko directeur général de la délégation générale de la solidarité jox ko pouvoir yu bari ak i milliards yu bari Mansour Faye moo dem jëli Issa Sall boobu ci ministère de la santé indi ko def ko directeur de cabinet ci ab direction bu am directeur de cabinet délégation générale rek moo ko amoon Mansour Faye ndax mooy goro Macky Sall lu ko neex lay def Issa Sall boobu nga xam ne magistrat la ba coow li bare ci Ousmane Sonko dem fa ñàkk moom Ousmane Sonko xamante nañu ay administrateur lañu kii magistrat la kii admi ñoo jàngandoo ENAM nekk ay promotionnaire waaye dem na ba ngir bëgg poste ak bëgg nguuru mu jaay xamee gi mu xamee Ousmane Sonko njub ga mu xam ca moom ak lépp mu jaay ko ndax Mansour Faye mi seqoon ak Ousmane Sonko ba coow am Mansour Faye pousse ko moom Issa Sall boobu mu génn audio boo xam ne mook Ousmane Sonko ñoo ko wax doo mu sànni ko ci place publique bi da ngeen ko fàtte boobu da ngeen ko fàtte di ngeen ko fàtte dama leen di fàttali rek ndax xam naa ne yéen lu romb fàtte ngeen ko la ma waxoon démb fàtte ngeen ko li may wax tey bu subaa fàtte ngeen ko looloo ma metti may fàttali rek def ngir yàlla ni Ousmane Sonko koy def Ousmane Sonko toog na fii wax ak yéen Sénégal yëpp ne Macky Sall day jël ay jëmtuwaayu état ay appareils yu sophistiqué jënd ko ngir di espionner opposants yi ak képp ku ko jubluwul moom Ousmane Sonko dañ koy espionner ci biir këram jël ay appareil teg ko ci ay fleurs yu nekk buntu këram ci ay murs yu nekk buntu këram ci ñëw jàkkaarloo kër ñuy déglu Ousmane Sonko sur écoute di ko filmer yépp ba mu leen ko waxee yi ñu bari gëmuñu ko waaye bañ tegee ay semaine ba coolee amee sécurité Ousmane Sonko génnul dugg ci ab oto bu nekk wata ko Ousmane Sonko génne fa ay appareil téye ko appareil yoo xam ne Israël la jógee oto yaag yooyu yëpp am nañu image yi am nañu lépp xam nañ ni ñu ko jëndee ni ñu ko monté Liban lañu ko yóbbu bañ ko yóbboo Liban ñu transformé ko fa dugal ci ay yu kenn xamul camouflage baag yëpp xam nañ procédure bi ni mu demee lépp renseignement yëpp la ñu am buñ ñu tax a wax seen matériel militaire bi ñu jënd ak lépp lu ci bari dañ koy xam ñun parce que y a des patriotes parmi eux yu ñuy xamal lépp duñ jox ay renseignement yu leer teguñu ci ay fan Ousmane Sonko jàpp leen ñuy tëkku naan na leen jox seen matériel yu sophistiqué yoo xam ne dañ koy mettre sur écoute ay amplificateur de son la ba noppi day xëcc wax da ngay nekk ci sa biir douche dégg ngeen ni ko Sonko waxee nekk ci sa biir douche ñuy xëcc say wax ngay wax ak sa njaboot ci sa biir kër ci sa biir néeg ñu nekk ca mbedd ma di xëcc sa wax di ko déglu parce que loolu lépp régime inquisition la ça c'est une méthode trotskiste léniniste boo xam ne Macky Sall ak Mahmoud Saleh ak Cheikh Omar Anne ñoom ñi nga xam ne ñoo bokkoon nekk ay communiste xam nañ méthode yooyu bu baax a baax ñoom ay fans lañu ci méthode Lénine Staline Trotsky seen méthode yooyu nga xam ne c'est des méthodes xam nga obscènes des méthodes xam nga yu bon a bon yoo xam ne amuñu morale amuñu éthique c'est des athées xam nga ñoom c'est la fin qui justifie les moyens la fin c'est la vie les athées trotskistes Mahmoud Saleh mi nga xam ne mooy directeur du cabinet Macky Sall moo politique boobu la indi léegi bi ko Macky defee directeur de cabinet ba léegi dàq ñi nekkoon ci cabinet Macky Sall yépp bi mu faluwaatee dafa dàq ñépp indi Mahmoud Saleh teg bi mu teg Mahmoud Saleh def ko directeur de cabinet loolu dafa am symbole bu mag bu ci nekk ak njàngat boo xam ne ba léegi sénégalais jànguñu ko li xew ci réew mi lépp ñu ngi jóge ci loolu choix bi mu def ci Mahmoud Saleh c'est un choix idéologique mooy lan appliquer le communisme chinois doublé du trotskisme voire léninisme soviétique mooy lan yor askan wi ci doole ci noot ci piège ci espion
ci tuumalaate ci jigéen ci drogue ci sexe ci xaalis loolu mooy politique gu Macky Sall ci réew mi te Mahmoud Saleh moo ko imposé ñoom ñaar ñu ànd di ci dox. C'est le goulag exactement yow xam nga c'est le goulag c'est le goulag loola nag léegi du jur jàmm ndax boo bëggee ndëgg sërëx nit ñi jubluwuñ la nga bëgg leen a piège pour yàq seeni der te yow loo jàpp ci kenn ci ñoom ñooñee ñoom am nañu téeméer ci yow ndax yow ci lu jubadi dong ngay dox léegi nag ubbi nañu bunt Bougazelli moo génnagun ak ay député yu jaay passeport diplomatique ca assemblée ba ñaar ñooñu ñu leen wax du ñaari député rek de ñi jaay assemblée daanaka seen député yi majorité bi ñoom ñëpp a def loolu ñoom ñëpp a jaay seeni mbir di ko def mafia la boo xam ne ça fait fukki at ñi ngi ko def ci assemblée bi ay milliards lañ ci encaissé ñoom député yi Macky Sall xam na ko mooy ko teg tànkam pour di leen ko neexle ba tax lu fa ñëw ñu voté Macky xam njuujaat gi nekk ci député yi passeport yi jaay xam nga ko de enquête na ba xam ni ki nekk da koo téye lu tax mu téye ko mooy kenn ki nekk day toog a yow ne la xam naa li ngay def ci assemblée bi dossier yi am naa renseignement yëpp loi bu fa ñëw ma dugal ko fa soo ko voté wul dinaa la yóbbu ci kaso bi lu leer laa lay wax de Macky xam na li xew ci assemblée bi yëpp moo tax boobu ba léegi ñuy layam mi mënuñoo fexe ba summi mbalaanu kiiraayu député yi ñuy wax immunité parlementaire yu député yi di jaay passeport yi di ko trafiqué lu ñuy xaar ci summi ko ba nga xamee ne Ousmane Sonko la ñu tuumaal ci Adji Sarr gis ngeen yitte jiñ ci taxaw pays yi su 48 heures ñaari fan procureur juge d'instruction bi procureur bind na juge d'instruction bi ne ko nañ summi malaanu kiraay yi Ousmane Sonko juge d'instruction bi bind procureur général ne ko procureur bi nee na man nañu summi malaanu kiraay Ousmane Sonko muy lan muy ñaari bind bu procureur bind juge d'instruction bi bind procureur général bokkul ak procureur ba léegi beneen procureur la muy ñaari bind procureur général bi daal di bind ministre de la justice muy ñetteelu bind ministre de la justice bind beneen lettre yónnee ko Moustapha Niasse ne ko nañ suñ malaanu Ousmane Sonko malaanu kiraay muy ñeenti bind yoo xam ne bind yooyu ci normalement waroon naa mat une semaine wala 2 semaines parce que procédure administrative transmission de courrier yi le temps que ñu koy xoole yooyu yëpp war na mën a am une semaine bu gaawee ba gaaw wala 2 semaines mais ñoom ci ñaari fan lañ ko def parce que Ousmane Sonko la bu dee Ousmane Sonko moom alors c'est mode fast track tak mais bu dee ñooma nag moom teg leen ko fële ab ànd la buy waaj a fay bu leen yàkkamti waaw léegi nag ñii ñooy jóg tey naan ña nga jëm Touba dañuy inauguré ji ay hôpital nañ leen ñaanal ñoom ñii def lii ñooy dem tey Touba suba tey bu ngeen demee da ngeen fa dégg ñu ñaanal leen tagg leen wax leen li ñuy def wax a wax yéen taalibe yi yéen kii def lii moom muy Macky Sall mii mooy xëy de ne day dem Touba dañ ko da ngeen fa dégg ñaanal ko tagg ko jox ko lu ne mu mel ne nit ku jub ak nit ku baax ana dëgg ana dëgg ana dëgg ana dëgg ana dëgg yéen lay waxal bi ma demee ci code pénal bi code de procédure pénale bi xool ko ci ngay xam ne ñii duñu ay nit en matière de preuve filmé vidéo wala son wala même n'importe quelle preuve boo xam ne da nga koy jël suivant xam nga violer l'image de l'autre maanaam nga filmer nit wala nga wax loo ko mu wax nga enregistré ko wala yu mel noonu wala nga mettre ko sur écoute façon preuve yooyu loi bi daf ko encadré mënoo ko def n'importe comment n'importe où et n'importe qui mënu ko def il faut que ngeen xamal mu leer moom laa leen bëgg a faram-fàcceel techniquement ngeen comprendre lan la code pénal bi wax ak lan la code de procédure pénale wax parce que mënuñu fee àtte nit tëj ko lu génn li nga xam ne moom la ñu fàggu moom la ñu prévoir def ko ci suñu ay textes juridiques muy le code pénal ak le code de procédure pénale dafa war a leer seen bopp yi ubbi leen seen xel yi ndax fii dañuy taal xel yi ba xel yi tàkk ba niit lépp ba dara du lëndëm seen bopp yi en matière de preuve boo demee ci code pénal bi daf ci am une partie civile et une partie pénale le code civil et le code pénal ñu am seen code de procédure oh là là c'est qui m'appelle encore
dañu ne lépp luy preuve firnde boo xam ne dafa jóge ci vidéo maanaam nga filmer nit wala audio nga enregistré nit buy wax wala yu ni mel nga jël ko ndax loola yoon mën na caa sukkandiku jëfandikoo ko ngir àtte ab lëj-lëj ab contentieux. yoon ne su fekkante ne mbir mi dafa dox ci diggante ñaari nit, dafa dox ci diggante nit ak nit ku simple sénégalais, ñaari sénégalais, kenn ki filmé maramam jël filmé ba yóbbu ko ci yoon ne daf maa def li daf maa def les preuve yaa ngi nii. nee na su fekkante ne ñaar ñooñee loola am na, preuve yooyu duñu ko jël. mooy li xew ci diggante Kilifeu Simon ak Thier mi leen filmé, preuve yooyu duñu ko jël. bu fekkante ne am nañ ci sikki sàkk nañu ko jël duñu ko jël, waaye règle bi mooy duñu ko jël, jaaduwut. waaye buñ demee ba gis ne am ci ñoom ci juge beeg yooyu ñu ne waaw buñ ko jëlul est-ce que daañu mën a àtte li ñu bëgg a àtte, ndax preuve bi film la, est-ce que mën nañ koo jël wala jëluñu ko, yoon da ko dàq. waaye am na ci foofu yoon nee na bu ñu fa tollee mën nañ koo jël. fan la foofee nga xam ne bu ñu fa tollee mën nañ ko jël mooy fan. yoon nee na su fekkente ne preuve bi nga xam ne am na muy film bi wala audio bi ki ko def di ab citoyen sénégalais simple def ko maramu citoyen mu am plainte ñu def instruction ñu dugal film bi wala audio bi def ko ci biir dossier bi, su ko juge d'instruction bi naree jël en compte nar koo boole ci li nga xam ne mooy preuve yi mu am, il faut que moom juge d'instruction bi mu mën a taxaw wax ne preuve yi mën a jël dafa am importance bu capital ci li mën a àtte. benn ñaareel bi li muy àtte dafa war a nekk loo xam ne dafa dox ci diggante ñaari nit yoo xam ne code pénal bi daf ko prévoir mu nekk un crime. déglu leen bu baax de, mu nekk crime. su fekkee crime la, crime boobu il faut que code pénal bi prévoir maanaam faggu ay daanu kaso yoo xam ne du yées ñetti at, lu mu néew néew dana mat ñetti at. maanaam la ngay àtte ba di ci ut firnde ay preuve vidéo ko film, loolu day nekk loo xam ne dañu koy assimiler, dañu naan lii kat crime la. d'abord il faut que donc ñu qualifier les faits. plainte bi nga def na plainte diw daf maa def lii, dañuy xool jëf da ngay ñaxtoo ndax crime la. benn bu nekkee crime, daan ya ca war a daanu jóge ci, daan yooyu mënta yées ñetti at. il faut que lu mu gàtt-gàtt man ñetti at. nee na bu fekkante ne lii taxaw na nag su boobaa nag mën nañoo nañu xoolaat preuve bi kon, ndax kat preuve bii doonte yoon da koo dàq waaye nañ ko jël saytu ko xool ko, ndax kat lii ñu bëgg a àtte du sàcc de, du fen, du lee de, crime la. lépp loo xam ne code bi dafa jàpp ne crime la. la criminalité, le crime mooy daan mooy li yoon di tere li gën a kawe mooy crime, moo ci gën a màgg, mooy li gën a rëy. moo tax rëy gi mu rëy crime, loolu moo tax ñu ne donte yoon dàq na preuve bu jógee ci koo xam ne yoon liggéeyloowu ko, koo xam ne ab sénégalais képp la mu indi filmam, preuve boobu dañ koy dàq. loolu la yoon wax. lu dul su fekkente ne dañoo nekk ci procès àtte boo xam ne crime moo taxaw, ndax crime du lu ndaw, lu rëy la. dégg ngeen de. ndax li xew ci diggante Kilifeu Thiat Simon ak Thier ndax crime la? nañu qualifier les faits. diggante passeport rek tukki ak visa ak yooyu, loolu est-ce que code pénal bi def na loolu crime la? est-ce que c'est un crime? donc on va qualifier les faits. infraction bu amee en matière donc de procédure, infraction bu plainte amee, li ñuy njëkk a def mooy qualifier l'infraction. maanaam rëq-rëq bu amee ma ñaxtu diw def maa def lii, lan la diw def ñu ne lii la, loolee nga ne moom lañ la def, dañuy xool ndax délit la, crime la, wala yeneen i xeetu qualification. moom la ñuy njëkk a def soo ko def une instruction, dañuy qualifier les faits. may laaj Kilifeu Simon li ñu seq ak Thier délit la wala crime la? su fekkente ne crime la ngeen wax ma fan ngeen sukkandiku ne ma lii crime la ma xam. bu fekkente ne sax délit la nga xam ne moo gën a suufee délit, ngeen wax ma fan ngay sukkandiku ne lii c'est un délit ma xam. xaw ma ci ñaar yooyu du ci benn. kon preuve boobu ñu am
muy vidéo boobu mënuñu ci sukkandiku pour jàpp Kilifeu ak Simon tëj ci kaso bi. procureur bi ko def ñaari mbir moo ci am, jàngul droit, déggul droit, xamul code pénal bi, déggul code de procédure pénale. moom procureur ak juge d'instruction bi nga xam ne muy cuun boobu ñoom ñoo ko def, le juge du deuxième cabinet. soit dégguñu droit wala dañoo def li leen neex, dañuy politique. bu ñu ñëwee léegi en matière pénale dañu ne ñu sànq woon en matière civile, bu ñu ñëwee en matière pénale c'est à peu près pareil, sauf que en matière pénale bu ñuy jël film bi ak vidéo bi ak audio yi ak lu mënti doon dañu koy jël ci koo xam ne dañu ko assermenté, nit koo xam ne dafa am sañ-sañu déglu la, am sañ-sañu jël say audio, am sañ-sañu ndëgg sërëx la ba mën laa jàpp ci audio vidéo wala lu mënti doon pour mën ko def ci dossier bi. pourquoi? kooku mooy kan? ki mën a def loolu bañ mën koo jël en matière pénale, kooku mooy kan? kooku mooy les officiers de police judiciaire, ñi nga xam ne ñooy def ce qu'on appelle les enquêtes préliminaires, les premières enquêtes. fu plainte amee wala soupçon am wala infraction boo xam ne am na soupçon, enquête am ci wala main courante, ñoom les OPJ, procureur de la République gis ne lii jar na enquête, mu instruire leen pour ñu lever le doute, pour ñu def ay enquête. OPJ yooyu muy les officiers de police judiciaire, les policiers et les gendarmes, ñi nga xam ne ñoom ñoo am ci seen liggéey, loolu mooy seen liggéey, ci loolu lañ leen di fay, loolu la seen xam-xam màcc. ñoom ñoo ñëwee bu ñu lay topp di la enquête, mën nañ laa filmer, mën nañ laa déglu, mën nañ laa audio, mën nañ laa lépp. deuxième cas boobu en matière pénale, loolu mooy kaawu Bougazelli ak waa section de recherche, loolu lu légal la. ubbi leen xel yi, ndax xel yi laa bëgg ñu tàkk jëppe ñaw ba kenn dootu leen nax. am ñu ne waaw Bougazelli Kilifeu, non, bu leen kenn nax di jaxase ay mbir di dox ci seen xel yi di leen jaxase. kaawu Bougazelli bokkul ak kaawu ñoom Kilifeu, wax naa ko fi mu leer, du ci procédure, du ci code pénal, du ci sanction, du ci dara. procureur de la République moo toog ci kaw yoon di politique ànd ak Macky Sall di def lu ko neex, tegu ko ci yoon, tegu ko ci droit, tegu ko ci procédure, tegu ko ci lenn, maa tay yëfi maa tay lay def. Bougazelli mooy deuxième procédure bi, mooy la procédure pénale nga xam ne moo concerne Bougazelli, contrairement à la procédure civile bi concerne des particuliers muy Kilifeu ak Thier. bokkul, ñaari procédure la, bii pénal la, bii civil la, na leer de. pénal bi nga xam ne moo concerne Bougazelli, c'est un crime, dañ ko fekk muy def blanchiment d'argent. dem leen ci code pénal bi ngeen xool disposition bi wax loolu. le fait que ngay blanchir xaalis wala ngay trafiquer lépp lu laaj ci monnaie, c'est un crime, ce n'est pas un délit, c'est un crime. benn ñaareel bi dañ ko jàpp à flagrant délit moom Bougazelli, loxo ci saak. wuy sama ndey yàqu naa, ay waay fu ma jëmati, waa nañ ko gérer, yéen a ngi koy déglu. su ma ko defoon man tey filmer ko loolu mën nañ koo dàq, ndax man je suis un particulier, mais ñi ko def ce sont des agents assermentés dans le cadre d'une procédure légale instruite par le procureur de la République, en l'occurrence donc des officiers de police judiciaire dont la mission est d'enquêter conformément au code de procédure pénale pour après restituer leur enquête au procureur de la République. léegi en conclusion, dama leen waxee loolu ba noppi, ñu fekk ki nga xam ne yoon topp ko deful crime, ñu jël vidéo boo xam ne ma dolli ci avant may tëj, ci biir code pénal bi def na képp ku filmer sa morom civil, yéen ñi nga xam ne du ngeen ay policier wala ay gendarme, képp ku ci filmer sa morom ngir bëgg ci preuve yóbbu ko ci yoon, preuve boobu su ñëwee yow mi ko filmer yow dañ laa war a topp yow tëj la. masalan tey Thier bi nga xam ne moo filmé ñoom Kilifeu ak Simon, moom Thier dañ ko war a tëj, dañ ko war a jox dóor ay daan, parce que loolu yoon da koo tere. parce que règle de droit bi mooy protéger
l'intimité des citoyens. La règle de droit mooy citoyen bi dafa am intimité dafa am loo xam ne moo ko moomal boppam loola kenn waru ko violer waruñu violer l'intimité du citoyen waruñu violer la vie privée du citoyen mooy nit ki boo koy filmer waroo koo filmer te xamaloo ko ne ko maa ngi lay filmer nit ki sooy tegee caméra ci sa boutique wala sa kër da nga war a def benn affiche bu ñëwee mu liir ne fii muy dugg dafa am caméra mu xam nu mu fay toogee ak nu mu fay waxee loolu la yoon wax yoon dafa protéger citoyen bi dafa protéger askan wi amoo droit de filmer nit te nit kooku xamaloo ko ne maa ngi lay filmer ci wax wala ci bind wala ci affiche kon règle bi mooy protéger la vie privée suñuy mbóoti biir yoon da koo protéger exception bi mooy li nga xam ne ubbi nañ ko ci maye ko ci loolu exception la lu ndaw la loo xam ne yoon may na ñu lëmbët mbiri nit ci film ci vidéo ci déglu ci audio yépp yoon maye na ko su fekkente ne crime dafa taxaw benn ñaareel bi tamit ki koy def nekk koo xam ne c'est un agent assermenté dans le cadre d'une enquête ouverte par un juge d'instruction boobu moom dañ ko encadré dans la loi mën na demander à ce que ñu mettre sur écoute une personne ñu enregistrer ko ñu filmer ko mais ce sont des possibilités strictement encadrées parce que bëgguñu ci ay abus parce que la règle générale c'est la protection de la vie privée des individus l'exception c'est permettre xam nga le jaillissement de la vérité dans le cadre d'une procédure et dans ce cas le juge d'instruction a la possibilité d'ouvrir une brèche qui est exceptionnel pour permettre aux OPJ, les officiers de police judiciaire, donc d'enquêter dans le cadre donc de recueillir des films, des vidéos, des audios. Et cela est encadré. Lii may wax nii su ma ko xamee mais Bassirou Guèye war na ko xam le juge là le deuxième juge d'instruction du deuxième cabinet war na ko xam nañ ñu waxante dëgg. bi loolu lépp amee ñu waroon a jël ceer bi filmé ñoom kilifa tëj ko daan ko ci loolu ñu bàyyi ko tëj ko ci leneen loo xam ne nee nañ moom ak Elimane Lam bu Cheikh Kacha jaaykatu pizza ak la ma leen ca waxoon Cheikh Kacha dem leen ngeen déglu sama audio bi Elimane Lam mu Dior Diagne ak kii Marième Faye Sall mafia drogue cocaïne du ma ci dikkaat pour nësaxal seen xel yi ñi waroon a génn nekk seen kër ñoom lañ dugal ci kaso bi ki waroon nekk ci kaso bi di Bougazelli ñu jàpp ko en flagrant délit du délit sax en flagrant crime lay wax en flagrant crime blanchiment de capitaux trafic de faux billets c'est un crime dans le code pénal ñu waroon ko tëj condamné ko sévèrement ma nga toog këram nee na day campagne day jël mairie Guédiawaye xaw ma Golf Sud xaw ma lan démb gis ngeen ci télé bi ma ngay génne di enfoncer les gendarmes man Abdoul Aziz Mbaye moo génne vidéo bi moo ma filmé dama koy porter plainte dinaa jaay sama kër maa ngi giñ ci Serigne Saliou ku la dàq fenn moo la dàq giñ ci Serigne Touba ku la dàq fenn moo la dàq giñ ci Serigne Saliou réew mi c'est comme ça parce que nit ñi duñu ay nit ay taalibe lañu boo leen bëggee nax da ngay def sa tuuxi duna ñëw fekk seen yàlla bi ñu gëm nga waat ci yàlla boobu ndax ñoom gëmuñu yàlla ay nit la ñu gëm donc boo waatee ci seen nit yooyu ñu gëm la nga jàll sa jàll na dof yi naxati naa leen barki Serigne Touba barki Alaaji Malick barki Serigne Saliou fen kese ku la dàq fen dàq laa sàcc moo la dàq waat ci Serigne Touba ak Alaaji Malick ak Serigne Saliou voilà le Sénégal du ngeen ay nit du ngeen ay nit bis bu nekk ma wax ko du ngeen ay nit dañ leen a tënk def leen ay jaam di leen utiliser mu taxaw di tëkku di menacer damay porter plainte ma ne ko yow koy porter plainte tu portes plainte à un agent de l'État assermenté un OPJ qui a fait une enquête nga ne moom moo génne audio bi juste parce que moom moo la filmé mais Bougazelli il panique ne moom moo ma filmé ak moom moo génne audio bi mi ngi mel ne guddi ak bëccëg pour nga mën a prouver ne moom Abdoul Aziz Mbaye boobu moo génne audio bi Bougazelli amuloo ci benn preuve parce que il faut ngeen xam lan moo xew officier de police judiciaire yi daf ci am ñaari type daf ci am ñii ay policiers lañ dépendre ci ministère de l'intérieur ñenn ñi nekk ay gendarme section de recherche dépendre au niveau donc du haut commandement de la gendarmerie bu dépendre dans l'armée il faut ngeen xam c'est quoi l'administration ñu faram fàcce leen ko ba mu leer les forces de défense et de sécurité sont divisées en deux parties une partie policière et une partie militaire la partie policière relève du ministère de l'intérieur mooy waa BIP waa DIC
waa lépp lu ngeen gis mu ne kik rek kik dikk bip yooyu yëpp rek ak policiers yooyu yëpp rek ñi ngi ak section de non section de recherche de la gendarmerie ak bi waajoo yu yore waajoo yi nga xam ne moo duggoon ci pharmacie bi te jàppoon Pape Ndiaye waa jàppoon moom mooy waajoo lu mu tudd sax waajoo duggoon ci pharmacie bi di ko menacé ba ñu jëlee ko fa moo jàppoon Pape Ndiaye journaliste bi kooku mooy waajoo yi rek mooy homme de tenue bu turian boobu moom tamit xaw mu tudd Sankharé def naa Sankharé xaw ma nu mu tudd fàtt naa tur bi ñoom ñi ngi dépendre ci Antoine Diome ministère de l'intérieur mooy benn partie beneen partie bi nag mooy l'armée dafa am dañ ko diviser en deux parties dafa am l'armée les militaires am la gendarmerie donc ñaari branche ñoo am la police ministère de l'intérieur lépp luy police BIP yooyu yëpp foofu la nekk nga ñëw ci l'armée c'est donc la gendarmerie et l'armée et les militaires ñoom dañ ko sous-diviser encore en deux section de recherche nekk benn section de recherche benn unité d'enquête d'élite bu ñu créé au sein de la gendarmerie te ba léegi gendarmerie ak armée bokkuñu donte ñoo bokk benn ndey muy ministère bi leen chapeauté ministère de la justice ministère des forces armées mais gendarmerie dañu am seen haut commandement dañu am seen général ci kaw comme ni ko armée amee le chef d'état-major général des armées le SEMGA ni ñu amee général ci armée bi noonu la gendarmerie amee général ñu tuddee que le haut commandant de la gendarmerie ñu am seen justice militaire à part donc armée bi dañ ko diviser encore en deux ñu jël le corps d'élite qui est donc la gendarmerie ñu nekk les corps d'élite ñu utal leen ay yeneen sous-corps yoo xam ne comme la GIGN wala boog les GIGN ut ay section de recherche nga xam ne ñoom enquête mooy seen liggéey GIGN mooy corps d'élite bi comme ni ko police amee BIP noonu la GIGN amee au niveau de la gendarmerie ñoom ñaari corps yooyu section de recherche gendarmerie corps d'élite wala nga dem commissariat central bu Dakar wala nga dem DIC wala nga dem ña fay def enquête ñëpp moo xam policier la moo xam gendarme la ñoom ñooñu ay OPJ lañu ay officier de police judiciaire lañu mooy lan mooy ay policier lañu ak ay gendarme yoo xam ne dañoo seen xam-xam dafa màcc ci enquête seen xam-xam dañu leen tàggat ñu seen xam-xam màccul ci dem guerre seen xam-xam màccul ci tirer ay fetal seen xam-xam màccul ci nekk ci kaw tali bi di réguler circulation bi ñoom loolu du seen liggéey mooy enquête mooy xam la procédure d'enquête xam code pénal xam code de procédure pénale xam code civil xam code de procédure civile ñoom loolu lay seen xam-xam c'est des juristes ay nit ñu jàng la ñu nekk ay hommes de loi xam loi ñoom di dox ci loi di enquête ci loi ñoom loolu mooy seen liggéey ñoom lañu tuddee les OPJ officiers de police judiciaire am na policier am na gendarme mais ñoom ñëpp ñooy bokk benn tur bi moom Bougazelli démb ñu teg vidéo yi nee na day jóg porter plainte ñooñu ma ne ko yow xamul li ngay wax xamuloo li ngay wax ci panique parce que ki filmé muy Abdoul Aziz Mbaye bi nga tudd bay wax naan ma nga dëkk Thiaroye yi xaw ma Pikine nga xam ne kii xel mi dem na yow yàqu nga wuy sama ndey yàqu naa wax nga dëgg dangaa yàqu parce que da nga def tuuxu ñu la mën a di fenn Sénégalais yi taxaw jël photo ngam di photo Serigne Saliou teg ci si digg saal nag woo caméra yi di fen rek naan Touba man taaliba laa Serigne Saliou léeg-léeg ay waay Serigne Saliou mooy atu dënn fenkat yëpp Serigne Saliou la ñuy mbubboo sàcckat yëpp Serigne Saliou ay waay Serigne Saliou ba leen jàmbur ji ma nga barzaq Serigne Saliou cëy yi waay Serigne Saliou rek fen rek fen ba soo fen too xeb sàcc Serigne Saliou rek nga ciy taf ndax Serigne Saliou moom jàpp nañu nit ñi bëgg nañ ko boo ne Serigne Saliou rek say fen jàll nekk leen ay nit ngeen yeewu bañ a jaawale li am xel di nangu ak li ak xol di yëg seen xol yi ngeen jël topp sëriñ si ni mbépp ñu leen nax jël seen xel yi nasaxal ko sàcc seen i alal bàyyi leen seen i ndóol parce que topp sëriñ si ngeen topp sëriñ si jox leen seen xol yi di wuyoo ci xol di déglu ci xol lépp ngeen koy jàpp ci xol bu ñu nee Serigne Saliou bu ñu leen sàccoon milliard tamit ne barki Serigne Saliou ngeen fàtte milliards yi du ngeen ay nit dañ leen a xam di leen manipuler di leen nax sàcc seen i alal nappaage seen i jeeg lekk seen i luppi ganaar ba noppi ñëw toog naan barki Serigne Touba barki Alaaji Malick barki Serigne Saliou ngeen ne ah comme waat nañ Serigne Saliou du waxul fenul wax na dëgg fekk dóor na la ca ñag ba dox doxam
ba kañ lii ba kañ ñi def enquête bi section de recherche du benn nit du ñaari nit ñi ko jàpp ay ñu bari lañu ci oto bi ñi ki filmé kii mën a enquête bi ndaw si ngeen ci gis ak ñeneen ñoo xam ne gisoo leen ñu ngi ci biir enquête bi équipe la équipe yooyu bu ñu defee seen enquête ba noppi kenn ku ne day am élément yoo téye dañuy def réunion toog évaluer enquête bi xool élément yi apprécier ko def seen rapport boobu section de recherche comme ñoom ci gendarmerie lañu bokk rapport bi suñu paree dañ koy jox procureur parce que moo leen sant ñu def ci enquête bu ñu jëlee rapport bi jox ko procureur rapport bi day nekk ñaari rapport day am double benn bi day dem ci procureur benn bi day dem dans la hiérarchie de la gendarmerie day dem ba haut commandement de la gendarmerie. Le haut commandant de la gendarmerie a tous les rapports d'enquête de la section de recherche amul lu ñuy def ci gendarmerie loo xam ne haut commandant bi nekk ci kaw bopp gendarmerie bi du ci am copie day ñëw ci kaw taabalam. Il est aussi informé que le procureur de la République dans toute enquête menée au niveau de toutes les sections de recherche du Sénégal fépp fu gendarmerie dafay enquête haut commandant di jiite gendarmerie bi da ciy am copie da ciy am rapport. Donc rapport bi mu paree dafa am ñaari direction yi mu dem benn bi dafa dem ci au parquet au niveau du procureur Bassirou Gueye benn bi dem dans la hiérarchie dem ba ci au commandant de la gendarmerie yow nga taxaw na Abdoul Aziz Mbaye moo fuité audio bi vidéo bi génne ko di ko tuumal da nga koy porter plainte mais yow jaay yi nga yow doo nit mais nag nii nga mën a mel Macky Sall moo la fekk ngay jaay ticket ci dispensaire du Guédiawaye jaay ticket 100 francs ci dispensaire mu ne dafa coppet di la jaayloo yàmbaay ki drogue gi di la defloo ay faux usage de faux def la député ne la daj ci biir assemblée bi ngay trafiqué Macky Sall moo ñu toog Macky moo ñu tooñ Bougazelli deful dara lépp Macky Sall la moo nekk ci ginnaaw soo amee fii taxaw di génn damay porter plainte damay lii parce que dañ koo ngemb ci palais bi parce que mafia bi mu nekk moom benn pion la ci bu fës mais mafia yi ñu ngi ci suuf nekk ci palais bi di encaissé moom Bougazelli moom la ñu jiital moom mooy fusible bi su amee haute tension au lieu que appareil yeeg frigo yeeg climatiseur yooyu di takk fusible bi mooy bousiller alors Bougazelli c'est le fusible mais ay ñoom Macky Sall ci Mahmoud Saleh gars yi nekk ci palais bi ak procureur bi gars yi nga xam ne ñooy lekk mafia wu drogue beeg faux yi usage de faux yi ñuy def ci faux billets yi mais ana appareil yi defar faux billets yi machines yi bas ngeen a gis ñu wan leen ko ana machines yi dañ leen ko woon Bougazelli yi ñëw jàpp nañu fi ay ñu bari faux billets ana appareil yi koy tëgg kenn mos leen ko woon parce que mi ngi ñu téye ñoom di tëgg ay faux billets ñoom Macky Sall ci palais dañuy tëgg ay faux billets drogue bi ñuy wax cocaïne beeg yëpp lakk nañ ko lakk ñu ko dañu koy recycler joojaale koy jaay di ko jox Macky Sall bés bu nekk ma wax leen ko ubbi leen seen xel yi te ngeen fay télé yi jàkkaarloo du émission bàyyi leen yëfi dof yooyu amul fa kenn ko fa toog di wax joo xam ne mën naa dugg ci xel ñoom ña fa nekk di wax ñëpp waxuñu waxi nit bàyyi leen ay jàkkaarloo ki ay jaamaarloo ki ay tësa ki ay yu kenn xamul du xibaar loolu du information c'est pas du journalisme bàyyi leen yooyu rapport bi bu paree capitaine Touré moo def enquête bi ak ay ses hommes bi ñu paree ñu jël rapport bi jox ko son supérieur Abdou Mbeng bu paree da ko jox supérieur am joxe ko supérieur am ba mu àgg ci le haut commandant de la gendarmerie bi fi nekkoon à l'époque mu le général Tine bi Macky Sall wàcce bi xew-xew yi amee mois de mars le général Tine mu xam nga dafa à 3 mois de sa retraite la ko Macky dàq lu tax mu dàq ko xam ngeen ko ñu naan waaw affaire yu mœurs kii émeutes yi mois de mars bi loolu am na ci en partie waaye di loolu kese de enquête bi ni mu déroulé woo fuite yi ci am affaire yi génn rapport d'enquête bi génn yàq seen dil yëpp affaire ba dil ba kalaate comme ni ko Dame Mbodj waxee dil ba kalaate dil ba looloo metti Macky Sall moo tax mu dàq général bi Tine à 3 mois da koo toroxal da koo humilier acca dégage Matam la toog ca tout de tappale ne Matam la ko dàq ca mbóoyam Matam la toog dàq ko jël décret dàq Tine acca ci biti parce que yàq nga suñu affaire Sonko dañ ko bëggoon tëj ci kaso bi nga yàq suñu affaire yi génn lu tax
moom Bougazelli di génn di tuumaal Abdoul Aziz Mbaye bu kenn xamul yow Macky Sall dàq na général bi ngay wax Abdoul Aziz Mbaye dans la chaîne de responsabilité bu général bi tëddee général bi su ko Macky Sall dàqee à 3 mois de sa retraite war ngeen xam na am na lu tax am na lu xew kon Abdoul Aziz bi ngay wax du ki dara moom dafa filmer rek liggéeyee loolu dañ koy fay pour mu filmer nga ne moo ko génne parce que moo filmer te moom mu am ay chef yooyu am ay chef mu dem ba ci le général Tine Macky Sall xëy dem Fuuta ne day tournée économique tappale dàq fa la jëlee décret bi dàq le général Tine dàq ko au niveau du haut commandant de la gendarmerie dàq à 3 mois de sa retraite musta am Sénégal amul fenn fu mu am ci àdduna bi à moins que mu nekk loo xam ne cas bu grave la mu lay préparer le coup d'état bu imminent nga am ay preuves bu dul loolu un commandant de la gendarmerie un général de la gendarmerie à ce niveau à 3 mois des élections nga humilier ko comme ça xanaa xamul loolu dafa am ay conséquences dàq bi mu dàq le général Tine dafa am ñoo xam ne ce sont des agents du général Tine ñu ngi ci biir gendarmerie ba léegi ils en veulent à Macky Sall jusqu'aux dents Bouga yéen lay tuur lëndëm moo tax ma ne dinaa ci wax tey ba mu leer seen bopp yi ñooñu muy tudd ñooñu ñu ndaw lañu ay Aziz ki ay capitaine Touré ki ay ñooñu duñu dara ci mbir mi li garaaw dëgg mooy ci biir gendarmerie bi daf ci am ñoo wax donte remplacé nañ ko de mu jël waayam teg fa mais gis nga kii mu teg ci ko gendarmerie bi kii moo koy coup d'état moom Macky Sall général Fall bii la dafa xamul rek Macky xamul li koy yor dañ leen dem ba ci kanam ñépp a ko mere ndax njuuj njaaj gu bon gu nekk ci réew mi yàq réew mi armée police ñépp a ko mere boobu mooy benn fànn bi fuite bi mën na jóge foofu au niveau de la hiérarchie ci kaw a kaw ci généraux yi ci officiers yi ca kaw a kaw mën nañ ko fuite vidéo bi comme aussi mën na jóge ci beneen côté bi muy côté parquet bu leen fàtte ne sànq newoon naa leen bu ñu paree enquête bi section de recherche dafa ci am pàcc benn copie buy dem ci gendarmerie dans la hiérarchie am benn bu dem au parquet au niveau du procureur bi ma leen wax Bassirou Guèye moom Macky Sall jamono yu jubóowuñu procureur ak Malick Sall ministre de la justice dañuy saagante guddeeg bëccëg jubóowuñu ñu ngi xuloo guddeeg bëccëg li mu leen wax dañ Farba Ngom bëkk démb la ko Macky Sall dàq ci palais bi ci biti acc parce que la ñu def ba Macky dàq ko nee na ko bu duggati ci palais bi dootul teg tànkam ci palais bi gendarme bi jóg ne ko monsieur le ministre suivez-moi pour génn ko Macky ne ko bu ko neeti monsieur le ministre bu ko waxati mukk monsieur le ministre désormais bu ko kenn wooti monsieur le ministre Macky da ko dàq ba du bëggatu ko gis ñoom dañoo jëfuru fi mu toll nii ñu ngi reyante Bassirou Guèye ma ngay saagante ak Malick Sall Macky Sall bëggatu la gis Malick Sall ministre de la justice bëggatu la gis Farba Ngom ña ngay tamante dëmb c'est le sauve qui peut loolu mooy feeñ ñii lii génn yëpp loolu la te balaa yàgg tuuti preuve yëpp génn nañ leen def rek benn par benn duñu leen jiitu duñu des ci ginnaaw bu ñu tegee tànk ñu teg suñu tànk li ci def yëpp xam nañ ko ñu naan ay diw ko génne mais yéen affaire yi ñi ko génne ay ponkal lañu ñu ngi ci biir nguur gi toog di ay homme de tenue ay nit ñu ngand ñoo ko téye ak ñoo xam ne ay fonctionnaire lañu laaj leen Bassirou Guèye vidéo bi kan moo ko génne laaj leen Bassirou Guèye kan moo génne vidéo bi laaj leen ko Bassirou Guèye moom balaa yàgg mu dem ñu ngi ci ay tànkam moom xam na ko Macky Sall la ngi ci tànk Bassirou Guèye waaye Bassirou Guèye mënoo xëy dàq ko noonu comme ni nga def général Tine mënoo ko def ci Bassirou Guèye parce que Bassirou Guèye dafa am lu mu téye ci ñoom dafa am lu ñu téye ci Bassirou Guèye am lu ñu téye ci ñoom c'est du je te tiens tu me tiens on se tient boo may dàq it na nga ko rafetal de bu ma def na nga defoon na fi nga am koy te de jékki-jékki rek xëy rek acce déedéet Macky nag mi ngi wut solution actuellement bu mu remplacer Bassirou Guèye te coow du am loolu mooy problème bi parce que ni Bassirou Guèye géré dossier Ousmane Sonko bi neexul Macky Sall ni mu tasee dossier Adji Sarr bi enquête bi ni mu yàqoo ni ñu fuité dossier yi ni mu génne yooyu yëpp dafa naqari Bassirou Guèye keroog bi ñuy woo Ousmane Sonko ne dañ koy entendre ba arrêté convoi bi ci yoon bi moment bi Ousmane Sonko taxawee noonu ngeen gis oto yeeg GIGN bi ñëpp taxaw ñuy wax booba yéen bu ngeen xamoon li xew ci tribunal ba jamono boobu da ngeen naan mënta nekk jamono boobu ñoom ñi ngi xuloo Bassirou Guèye ak li nga xam ne mooy le juge du 8e cabinet ñi ngi xëccoo ñoom ñaar ci bu Ousmane Sonko ñëwee da nga koy def mandat de dépôt ko kooku ne ko du ma ko mandat de dépôt su ñëwee dama koy écouter bàyyi ko mu ñibbi ñoom ñaar ñu xuloo ci bureau Bassirou Guèye génn fetal teg ci ko taabal ji di ko menacé kooku dugg bureau génn jël fetal moom itam 21 coups teg ci ko taabal ji ku ne génn sa fetal ci biir tribunal bi li man maa leen ko wax
Bassirou Gueye ak Mamadou Seck le juge du 8e cabinet moment bi Sonko taxawee ci rond-point Mermoz bi ñoom kenn ku ne génne nga sa fetal ci bureau Bassirou Gueye ñu bëgg a rayante ci dama koy tëj duma ko tëj. ay gangster ay wëyu ngeen amel affaire li ma leen wax lañ ñun dañ leen infiltrer lépp lu ñuy def xam nañ ko ñoom dañoo mënta wax lépp ndax bëgguñu suñu lépp feeñ. oui li ma wax moo am ñoom ñëpp am ay fetal magistrat yi ngeen gis ni kenn ku ci nekk jàng nga def nga école de tir mën ngaa jàng nga tirer ba am fetal amul benn magistrat bu amul fetal ak haut fonctionnaire bu amul fetal ñoom ñëpp am nañu ay fetal parce que xam nañ ne affaire bi affaire gangstérisme affaire wuyu la affaire bandi la. yéen sénégalais yéen a amul fetal yéen lambda yéen la ñuy dóor ay liif di leen gazé mais ñoom koo ci song mi ngay fetal ñoom ñëpp lu leer laa leen wax nag ngeen xam ko tey. bu ñu yeexoon tuuti Ousmane Sonko téye ko tuuti rek da ngeen dégg musiba ci biir tribunal bi Bassirou Guèye dana dóor bal Mamadou Seck wala Mamadou Seck dóor ko bal keroog tribunal bi lépp kenn mënu ko wax. kon Bougazelli li mu def tactique la stratégie la. dañu ko jàpp à flagrant délit mu jóg di attaqué di gën koñe pour ñaari raison benn bi mooy dafa bëgg a semer le doute ci seen bopp yéen naan woy dañ mën nañ ko régler ma jox 50 millions kër sikki sàkk la bëgg a dugal ci seen bopp pour yàq preuve yi ngeen am de façon visuelle de façon factuelle preuve yi ngeen am ci film bi moom la bëgg a nasaxal seen bopp yi benn ñaareel bi mooy ñaareel bi un instant xaar leen ñaareel bi mooy comme deal bi muy daf ko séq ak ay ñu mag ponkal yu nekk ci palais bi wax ji mu def ni génn taxaw damay porter plainte damay kërë façon la bu mu génne di wax ak ñoom bu ngeen ma bàyyee ma daanu yéen ñëpp di ngeen daanu attention bu leen ma bàyyee il faut pas me laisser tomber su ma daanoo di ngeen daanu ñoom lay waxal indirectement mais yéen comprendre lu leen appel à pied lay def ñi nekk ci ginnaaw doon encaissé li mu doon liggéey mooy trafic de faux billets yi ay milliards di ko raxas di ko yóbbu ci palais bi ñu ciy campagne que na pàjjee seen i jeeg tabax ci seen i kër jënd ci seen i kër France ak seen i Bugatti yi jël ci seen ay oto di jënd ay oto milliards ñooñu lay wax ne bu ma ngeen ma bàyyee ma daanu du ngeen ci mucc attention comprendre leen bu baax Bougane waxu la yéen de ñoom lay waxal ñoom ñi nekkoon ci ginnaaw di ngemb ko ñoom lay wax ne bu ngeen ma bàyyee ma dellu kaso si vous me laissez tomber man képp du ma daanu ñu bari dinañ daanu. C'est une histoire de je te tiens, tu me tiens. Exactement. Comme je te tiens, tu me tiens, on se tient. On se tient. Sa tànk su ma tànk. affaire yu bandi la affaire yu gangstérisme moo tax banditisme garaaw bu ngeen àndee di def affaire yu gangstérisme banditisme ngeen ànd day neex ngeen di sàcc ay butin di toj di génn dugg ci banque jël or yi jël alalu Sénégal teg waaye coow laa nga ca bu ngeen demee ba war koo séddoo ba foofu ay am problème wala ñu jàpp ci kenn bu ñu jàppee kenn nag foofu la coow li am ñoo àndoon de jàppale leen ma de procureur Macky Sall palais bi Mahmoud Saleh bu ngeen ma bàyyee ma tëdd di ngeen tëdd de man képp du ma tëdd loolu moo tax affaire de banditisme wóoru moo tax démb mu génn yuuxu waxam jooju muy wax waxul ak sénégalais yi de li mu ciy wax ak sénégalais yi benn la lu tuuti la mooy li mu bëgg a dugal sikk sàkk ci seen bopp ne vidéo bi dem na sax ba ne vidéo bi dañ ko trafiqué ba yàgg mu ne ñoo ma laaj 50 millions patati patata te li gën a garaaw mooy vidéo bii ngeen gis nii dañ ko dugal ci biir dossier bi jox ko Bassirou Gueye mu jox ko juge d'instruction bi nga xam ne moom moo yoroon dossier Bougazelli bi Samba Sall ba nekk Barsàq moo ko yore tey ñooy wax ci dossier bi Samba Sall ruugaa nga ca Barsàq taxaw di xaar ëllëg mu taxaw ci kanamu yàlla lay Samba Sall yàlla nga koy xaar bisu penc mu lay lépp ma nga ca Barsàq tey Bassirou Gueye bi ñuy wax balaa la mu jógee fekk Macky Sall
moom lañ jox dossier boo ko asile moo ko may liberté provisoire fu mu ko teg Bassirou Samba Sall parce que Macky Sall ñoo joxe instruction Malick Sall ministre de la justice mu joxe instruction Bassirou Gueye daal di woo Samba Sall daal di génn Bougazelli sous prétexte que dafa feebar xaw ma kër ñu bàyyi ko mu dem jaaxaan këram di lekk cëreem di nappaajaat jéegam bu baax bu xëyee jàkkaarloo télé yi ne damaa bëgg a nekk maire Guédiawaye te neen damaa feebar te mënoo tëdd te waroon tëdd ca kaso ba Samba Sall nga ca barsàq dana ko layoog Sénégalais yi ëllëg insha allahu rabbi wax ñaan way nit ku dee kër toppatoo ma ku dund ak ku dee nit ku dee mënta ëpp valeur nit ñiy dund du ngeen ay nit ñi dee mënuñoo ëpp valeur ñiy dund ci diine ak ci àdduna ci yam nit kuy dund moo ëpp valeur fukki junni yoon nit ku dee nit valeur am mooy buy dund bu xasee ba dee amatul valeur lu mu jëf moo xam mu rafet moo xam mu ñaaw lépp dañ koy wax surtout nag rawatina koo xam ne sa jëfi démb bala ngay dee tey moo fi nekk di law ba lor askan wi yaa nga ca barsàq dañ koy indiwaat teg ko ci kotable ji ku bañ ñu waxal la wax ju ñaaw na nga jëf yu rafet ba bu ëllëgee bu ñu koy nettali say mbokk am ci fierté waaye nekk fii di dund di jëf-jëf yu ñaaw guddeeg bëccëg njuut njaaj ba xëy dee yaakaar na man Akhenaton dama la koy nëbbal duma la ko nëbbal dama koy wax saa su jotee wax saa soo xamee ne réew mi toll na ci ay jafe-jafe te li ñu ko teg jafe-jafe yooyu bu ñu ko toppee daf ñuy yóbbu ca jëf da nga xam ne moom mi dee moo ko jëfoon dañu koy topp ba fekk ko ci biir bàmmetam dompat ko suñu yoon newu ci ndax lan ndax bëgg a yéen ñii dund ngeen dund ko mucc ayib seen dund bi la ñuy defar moom lañ bëgg a defar bu laajee ñu topp ku dee koo xam ne jëfi démbam moo yàq seen dund gi dañ koy topp ba ci biir bàmmeel gësam ko ci ay jëfam pour que seen dund mën a yang pour que seen dund mën a baax ndax dund la ñuy defar doomu aadama njariñam yépp ñu ngi ci dund doomu aadama bu xasee ba dee bokkutul bu xasee ba dee amatul valeur bu xasee ba dee lépp sotti na mënutu la jaamu yàlla mënutu la def dara bisu pénc rek mooy taxaw kon dund dafa am solo dund googu la ñuy toppatoo comme yéen du ngeen ay nit ñi dee ñoo ëpp importance ñuy dund yéen ñi dee ñu leen gënal ñuy dund parce que du ngeen ay nit vous faites les choses à l'envers parce que du ngeen ay nit oui ku dee la oui di ko màggal di gàmm di kërë di raay di dem ci bàmmeel bi soxee xaalis yéen lekku leen naanu leen amu leen ndox mu doy amu leen fu ngeen tëdd yooyu ak matt yaa ngi leen di bëgg a rey ku feebar dee au lieu ngeen di gën seen dund ngeen dem toppatoo ñu dee ñi sax ñu leen gën a domin ñi dee ñi seen bàmmeel yi xaalis bi ngeen fay dugal gëm ji ngeen leen gëm ñoom ñi dee ñi ñu leen gën a domaine te ñoom dee nañu yéen ñiy dund seen dund gi ñi du deewu ñi dee ñi ñoo gën a kawe ñoo gën a màgg seen dund yi ngeen dund du leen ay nit du ngeen ay nit doomu aadama maxama bi ko yàlla jox daraja bi ko yàlla yëkkatee fonk gi ko yàlla fonk teguwul ci lenn lu dund gi ko yàlla jox mu koy dund doomu aadama boo ci génnee dund dara desatu fa njariñ di nekk ci nit yàlla fonk gi mu ko fonk yëpp mi ngi ko aj ci dund gi muy dund na mu koy dundee la mu ciy dund muy jariñ di ko jariñ di jariñ yàlla loola mooy valeur doomu aadama mais du xottu doomu aadama bu ruugi génn ci moom ñu gas ba musul sànni ko fa sax yi lekk ko ba mu dese ay yax ngeen nekk fa di raayaka di bëtt leen bëti jooy du ngeen ay nit du ngeen ay nit parce que déggu leen diine xamu leen yàlla yi ngeen am bant la bu ngeen daaj teg ko di ko raay bés bu nekk yàlla jooju c'est un dieu en bois amul leen njariñ moo tax du ngeen jot ci ndóol ak di dofe kon on est proche de la victoire c'est la fin du complot régime Macky Sall jeexal la takk lépp jeex na presque on y est continuons le combat Kilifeu Simon seen dañoo war a génn ñoom defuñu dara kaso dañuy ne jaay la tëj dañ ci biir kaso bi defuñu lu garaaw defuñu lenn lu garaaw loo xam ne yoon da koo tere xëy na moral mën na ko bañ mooy ngay woote ci njub di wax lii kërë ba noppi jël sa passeport di ko tere jox la ci xaalis wala ngay utal nit visa kërë mais fii dégg naa démb Cheikh Omar Diagne wax ju am solo am na ku ma yónnee vidéo bi Cheikh Omar Diagne di ko féliciter di profiter ci live bi di ko remercier franchement du fond du cœur voilà un vrai patriote Cheikh Omar Diagne que je connais pas mais non c'est une fierté Cheikh Omar Diagne il est courageux il est constant il est cohérent dans ses positions billahi loolu mooy dëgg nit da ngay dëggu mais naa fekk baaxul bu ñu wax ci Macky Sall nga wax bu ñu waxee ci ab sëriñ nga lemu utal nit passeport visa mu jox la xaalis mais kooku sëriñ see ko fi dàq seen sëriñ fii dañoo am seen i quota wallahi seen sëriñ si yéen ñi nekk bitim réew bari na ci ñoo xam ne yéen seen i sëriñ ñoo leen yóbbu bitim réew ci xaalis ngeen joxe xaalis ñu tudd leen visa dëgg la wala dëgg weddi leen ma kon
kilifa fu mu tëddee ci kaso bi seen sëriñ si mbàkkeeg si ak laay sëriñ sépp nag laa wax comme ni ko Cheikh Omar Diagne wax li may wax ne ci kër sëriñ sépp laa am jàppale leen dugal leen ci biir kaso bi nit du naa feq Omar Diagne franchement yàlla na la yàlla sàmm te dëgg la parce que courage bi nga am dëggu bi nga dëggu taxawaay bi nga taxaw di wax sa diggante yàlla képp tax ak bëgg réew mi xoolootu lu neex diw lu neex kenn sa yoon nekku ci franchement je me retrouve dans ta posture dans ta dignité dans ta constance mais aussi dans la vérité de tes propos Cheikh Omar Diagne je me retrouve en toi pour la première fois d'ailleurs parce que quand Cheikh Omar Diagne parle il n'a pas de limite il n'a pas de frontière il ne fait que poursuivre la vérité d'où qu'elle se situe su waree dugg ci kër sëriñ dafay dugg su waree dugg ci Macky Sall dafay dugg fu mu war a dugg dafay dugg topp dëgg bi rek voilà la vérité mais nit ñu naafeq yoo xam ne booy wax ci Macky Sall Aliou Sall Bougazelli ñoo lay tàcc mais la ngay jiiñ Macky Sall ak Aliou Sall ak Bougazelli bu duggee ci seen sëriñ ba nga dugg ci seen sëriñ ñu wëlbati ko saaga la du ngeen ay nit da ngeen a faux ay naafeq ngeen Cheikh Omar Diagne ñaanal leen ko yàlla mu dëgëral ko nit ku dëggoo ngi noonu nit ku xam Sénégal nit ku xam li téye réew mi wallahi alazim ku ñu war di déglu la xaw ma ko nag dama koy déglu loolu ñu yónnee ma ay audio mais c'est un homme dont je suis fier ça je le dis à haute voix intelligible il faut l'écouter il faut le suivre Cheikh Omar Diagne dëgg rek lay wax bañul tariixa yi ci biir tariixa yi juddoo bokk ci mais bokk ci ay tariixa du tax nga wax dëgg du tee nga wax dëgg nit da ngay dëggu tariixa du ay fen du ay njuuj njaaj du ay xam dëgg teg ci sa tànk loolu Serigne Touba jàngalewu ko Alaaji Malick jàngalewu ko Cheikh Ibrahima Niass jàngalewu ko Maam Limaamu Laay jàngalewu ko du dëgg li nekk ci réew mi du tariixa du diine wax na ko nee na lii du diine ay tariixa la ay mafia la ay dil yu ñu teg la ab système la ñuy di ci dund wax na dëgg yor seen i quota wu passeport diplomatique seen i quota wu visa seen i quota ci lépp du dëgg du yoon ku ko wax ngeen mer du ngeen ay nit du ngeen ay nit du ngeen ay nit moo tax lii rek ngeen yeeyoo du ngeen ay nit wallaahi du ngeen ay nit lii rek ngeen mérité yàlla du juum kenn ku nekk kéem la mu toll la muy xalaatee la mu jàpp loolu la ko yàlla di fay du ngeen ay nit moo tax du leen mu mboole leen ak ñu leen di def nii rek du ngeen ay nit wax gi du neex li may wax utuma ci ku bëgg buzz man toppatoo ma yooyu nekkuma fi di laaye pour ngeen di ñëw di tàccoo ko di Akhenaton bëgguma sax ngeen xam ma amulu ma njariñ sama dëgg gi bu ngeen ma yóbbu woon ba ci désert bi ngeen sànni ma ci désert bi man képp ma toog fa di ko wax wallahi alazim di ko wax gunóor yeeg wànq yeeg mbóot yeeg ak jiit yi dem jaan yi ma di leen wax dëgg bi parce que ñooñu ay mbindeefu yàlla lañ te xam nañ dëgg billahi bu ngeen ma sànni woon ba ci désert bi ma toog fa di ko wax pour xamal leen ne li may wax lu ma war di wax la waxuma ko pour ut lu leen neex sama yoon nekku ci utuma des amitiés des relations ça ne m'intéresse pas ma seule amitié c'est la vérité je suis en symbiose avec la quête de la vérité j'ai pas dit que je dis la vérité mais je tends vers la vérité je cherche la vérité damay ut dëgg damay jóg di dox sama tànk pour teg ko ci dëgg niwuma maa ngi dëgg waaye maa ngi dox jëm ci bëgg yàlla dimbali ma tegu ci dëgg nekk ci dëgg di ko wax lii mooy sama intention mooy sama yéene j'ai pas dit que j'ai la vérité waxuma ne maa am naa dëgg de ñaata nit ñoo fi tukki ci ay sëriñ seeni quota di encaisser xaalis recommandation fii recommandation fee kilifa dafa def recommandation dafa am ay réseau ñu jox ko xaalis mu utal leen visa kan moo ko tere loolu kan moo ko tere non mais réew mi mais c'est pas possible c'est incroyable am na fi tey ay sëriñ soo xam ne tey jii su ma leen waxoon tey jii ne leen sëriñ bii day utali visa kër tere ngeen ne mënut a nekk nañ ko jàpp def ci kaso bi ngeen taxaw yéen ne du ki dal ay ponkali sëriñ dañuy def ay trafic visa di ci encaissé ay 100 200 300 millions lañ ciy encaissé xaalis bi wax tal ci ay mise en relation mais ñoom am nañu ay sant yu cher
sant yoo xam ne c'est des noms dorés c'est des noms yoo xam ne dafa am or yéen seen sant yi ci foos yi la nekk yéen ay jaxumpaa ki sekk ki njaay ki yooyu yéen du ngeen dara ay jaam ngeen vous êtes des esclaves vous êtes en bas ñoom buur yi les rois les princes là ñoom ñooy sant yu cher yi Mbàkke si Ñas la Cawlaay Aydara kërëb yi wala quoi léegi système mu njaam googu lañ teg jël seen bopp yi teg ci kaw seen i doom ak seen i deret yéen ñi ci des ngeen nekk ci suuf yéen di gas ci foos yi di dundee ak nekk ci seen bi di jeex pour lekk yéen jaami les esclaves c'est un système li xew Sénégal moo raw esclavage bi amoon ci tubaab yi ak jaam yi loolu lii xew Sénégal moo ko gën a garaw système esclavage bi amoon entre l'Occident et les Africains di jàpp di leen takk jaam di leen jaay loolu moo gën li xew Sénégal li xew Sénégal c'est pire jàppum jaam mu méttee am ci réew mi ay sëriñ ak ay politique ñoo nekk ca kaw nekk ca donkaase ko di daaju bu baax def leen ay jaam ngeen nangu ko nag li tax mu gën a garaaw mooy jaam yi ñu daan jàpp démb di leen jaayee Amérique dañ daan bañ dañ leen daan forcé jaay leen ci force yéen nag kenn forcé wu leen yéen a takk seen bopp buumu jaam jébbale seen bopp yéen moo tax yéen a gën a garaaw ndax jaam bi bañ ba ñu forcé ko def ko jaam moo ëpp dignité jaam bi nga xam ne moom xaarul ñu di ko jàpp si moom moo takk boppam ne je me livre yéen moo tax yéen a yées jaam yi demoon Amérique démb mais du jeex un marabout qu'on a payé 4 millions pour un visa France mais tey boo fi nekkoon tey ubbi buntu boobu marabout yi jaay visa yi tey boo ko ubbi woon fii tey réew mi tas mais comme yéen nanguwu leen ko wax ci marabout yi mais nangu ngeen ko wax ci kilifa ak parce que kilifa Seck la sant ak Simon ak voilà mooy ñi nga xam ne ñoom voilà xam nga ñoom voilà quoi mooy jaami esclave yi nangu ngeen ko tuumal esclave yi mais buur yi kenn leen tuumal mais kooku seen problème la si yéen la man sama yoon nekk man bokkuma ci man du ma jaam de du ma jaamu kenn man jaamu yàlla képp la benn mbindeef moomu ma man kenn mënu maa def la loo xam ne sama xel àndu ci damay xalaat bu baax a baax settantal bu baax def li nga xam ne dafay ànd ak suma éthique religieuse ak li ma gëm ak samay conviction yépp may soog a tànn te la may tànn kenn du ma tànn man kenn du weñ sama loxo bokkuma ci njaam gi ngeen nekk yeewu leen fay leen télé yeeg rajo yi ñuy wax ak yéen ci télé yeeg rajo yi amuñu xam-xam xamuñu dara ñoom ñépp laa yax bàyyi leen télé yi bàyyi leen rajo yi bàyyi leen tas yeeg tës yeeg tijji yeeg jàkkaarloo yeeg jaamaarloo yeeg toog ci suuf yeeg toog ci kaw yi baleen yooyu ay caaxaan la dañ leen di nelawal daas leen seen xel dem leen ngeen gëstu ji dem leen ngeen jàngi dem leen ngeen di liir dajee leen ak ay nit yu am xam-xam ñu am culture ngeen di tisser seen ay relationnel ut ay nit ñu am des ressources humaines de qualité ngeen di wax ak ñoom di échanger wu di bonifier wu di jàng àdduna lépp am njàng la mën ngaa jàng say xarit mën ngaa jàng école mën ngaa jàng fi ngay liggéeyee mën ngaa jàng faites-vous de bonnes relations su ma ko waxee du ay xaalis ak yooyu rek mais en connaissance en culture en xam-xam déguiser seen xel yi yeewu moom seen bopp bu leen jox seen bopp kenn bu leen jébbalu ci kenn téye leen seen bopp téye seenum xel di ko niite muy seen taaka bu ñëw li ngeen war a dagg ngeen dagg ko ci assumer ko bu leen jox seen bopp kenn ndax ku joxe sa bopp moomatul sa bopp te ku moomatul sa bopp boo tëdd ci ndox mi sa problème la booy dee sa problème la boo amuloo lekk suñu yoon nekku ci loolu yoonu Macky Sall nekku ci ku joxe sa bopp Macky Sall moo amalatu la courant amalu la xëy amalu la njàng amalu la dara parce que yow dangaa xañ sa bopp askan wi xañ sa bopp société bi xañ sa bopp Sénégal ku xañ sa bopp Sénégal la Sénégal am na sañ-sañu xañ la lépp loolu mooy dëgg ma loolu laa gëm ku ne man sama bopp bi joxuma ko Sénégal ab sëriñ laa ko jox ñu bàyyi laa sëriñ bi Sénégal bu mu la defal dara loolu mooy dëgg nekk ci réew mi jël sëriñ bi teg ko ci kaw Sénégal sëriñ bi gënal la sa papa ak sa yaay gënal la Sénégal ba noppi nag nga naan ma liggéey mënumaa faju kenn du la defal dara Macky moo yey du leen defal dara parce que du ngeen ay sénégalais ay taalibe ngeen du ngeen ay sénégalais ay taalibe ngeen kenn du leen defal dara mérité wu leen ko pourquoi ñu leen koy defal dem leen ci seen sëriñ suñu defal leen ko ñoom ngeen gëm ñoom ngeen topp ñoom ngeen déglu dem leen ci seen sëriñ suñu defal leen li ngeen manqué dara ngeen dul am coow lu jeex kon su may daanele mooy bu coow li bari mbumbaay meeg seen presse beeg seen média yeeg seen yooyu ba ngeen di rabbi ne leen teg xam ne yéen a nekk ci dëgg ñun ñoo nekk ci dëgg
te xeex bi ñuy xeex am nañ ci ndam ba noppi yàggatu lii fen yépp loolu lay firnde. Abdou Mbow balaa yàgg da ngeen dégg ci moom ay mbir ci dossier yi ci assemblée bi ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne ñi ngi en téléchargement ci scandale yi xew ci seen biir ñoom benn bokk yaakaar nga xam ne ba ñu faloo ci nguur gi ba léegi ci njuuj njaaj lañ dëkk ci njuuj njaaj sàcc alalu réew mi bàyyiwuñu dara jaay nañu lépp suuf sa ndox ma courant ba avion ya jaay nañu lépp ba li nga xam ne moo ko desoon mooy signature yi këyit yi léegi loolu lañ nekk di ko jaay ba mu jeex tàkk dara dootu fi des jaay nañu lépp waaye loolu ngeen mérité ndax yéen ku leen njaboote rek war naa mën a jaay lépp ndax yéen sëriñ bi ngeen di xaar moo man lépp moo xam lépp moo def lépp moo leen dig àjjana sëriñ bi kon yéen seen àdduna yépp ne ko Macky jaay wax na dëgg parce que du ngeen ay nit kon ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay yéen ñëpp di wax ne fi lañ koy yemale ba fan yi incha allah di leen ñaanal jàmm di ko sàkku ci yéen di ñaan yàlla aussi mu jàppale ñu gannaaw suñu pexe suñu doole suñu xam-xam suñu effort suñu xitma buñ demee ba sës ba xam ne fii lañu mën a yem la ko def yàlla motali ko waaye nag buñ ne bëreet di woo yàlla de man du ma xëy di woo yàlla man damay dem ba sës ba xam ne mënatuma sonn naa ma koy soog a woo waaye moom su ma xëyee ci sama xel laay dox samay pexe sama bopp ci laay dox nekk sama xel laay dox di ko wulli pour mën a dund xaaruma yàlla de dama koy teg ci kawraay bi sama xel di ci dund dafa ci sama àdduna waaw su ma demee nag ba àgg foofu nag ci samay pexe gis na nag sës naa nag ci laay soog a nag gestu nag ah borom bi nag xel nag ma joxoon na ma dee ko utiliser yéen a jag ma joxoon na ma am ko xitma ba ma Sëriñ Tuubaa jàngaloon yëpp nag def naa ko ci nag waaye nag ah mbir mi nee na kekk nag fii nag moom fi laa mën a yem lott naa waaye dimbali ma sama borom mu foofu laa koy soog a wooy waaye génn buntu kër gi rek naan yàlla yéeg yàlla lee loolu yësi yambar la du affaire jullit déggu leen diine caaxaan rek jàlleen jëf bon week-end à tout le monde Awa Thiam Fall Warati Dul Qarnayni yéen ñëpp Yacine Babou Ibou Koli ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp Jiji Fatou Sagna Alfousseni Gassama yéen ñëpp ñu ngi leen di nuyu Chérif Ali Aïdara bàyyiwuñu kenn Moussa Kane Ndiaye Seck ñi ànd ci wax ji ñi ci ñàkk ànd ñi contre yéen ñëpp ñu ngi leen nuyu bàyyiwuñu kenn waaw ki ànd samay wax ak ki ñàkk ànd samay wax ñoom pour man ñoo yem amul différence noonu la man demee ñëpp mënuñoo ànd ci wax ñëpp mënuñu ci ñàkk bañ a ànd kon yéen ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ziar Lamp Fall donc Omar Bilbao yéen ñëpp ñu ngi leen nuyu Pape Diouf ndax it voilà man képp su ma fi toogoon di wax it wax gi xëy na dana ma amal njëriñ man waaye du am njëriñ waaye comme yéen a ngi fi déglu yéen it am ñuy apprécier kon ñoo bokk mbir mi rek damay wax ngeen gis ci seen bopp ngeen di partagé di séddale di tas wax gi di àgg fu ne am ñu ci daaju kon ñun ñëpp ñoo bokk xeex bi damaa féete woo wax bi rek waaye orchestre la kii la yor bi instrument kii yor bee instrument kii boo ko boolee yëpp ngeen def musique mu am harmonie am donc benn genre plaisir bu ci am nit ñi mën ko déglu ba ci ki koy déglu mais orchestre bi ñun ñëpp la kon je vous dois aussi des remerciements et des félicitations Badou Bat le grand patriote net bi Cissé bàyyi wuñu leen yéen ñëpp rek macha allah ñu ngi leen di ziar di leen jox seen wàccuwaay di wax ne lii rek la Xaadim Soxna yéen ñëpp ñu ngi leen di nuyu voilà xam ne li ñuy wax yëpp yéene bu kawe la yéene bu kawe nag dafa dem ba romb Touba romb Tivaouane romb Ndiassane mais dafa nekk yéene bu taxaw ci Sénégal ndax bu ñu naan Touba naan Tivaouane naan Ndiassane rek laa yéene Sénégal moo tax ba nit ba nga ne naam ne fa ba ñun bu ñu nee sénégalais lañu rek loolu dafay wund lu bari man nag damaa romb Touba Tivaouane ak Ndiassane dem toog ci Sénégal taxaw dama anticiper man maa ngi ci kaw Sénégal foofu gën a kawe moo gën a kii foofu laay waxee moo tax wax ji ñaare du neex ndax kuy wax ci Sénégal ñeneen ñu taxaw bëgg ngay wax ci Murit ki Xaadir ki Tijaan te loolu lépp Sénégal ëmb ko kon yaakaar naa taxawaay bi gën naa kawe foofu loolu moo tax samay wax ñaare du ma ci am frontière ci wax lii ak ah lii su ma ko waxee kii mer ak su ma duggee fii ah non naa jéem a bës sama xol non naa wax ci lii ba ma wax ci lee naa tëb fii naa laal fee aw ma frontière su may wax samay wax ci Sénégal aw ma frontière ndax Sénégal mooy li gën a rëy ci man sama frontière mooy Sénégal lépp loo xam ne su ma ko waxee dana jàpp naa ne dana nekk njariñu Sénégal moo xam ci politique bi la moo xam ci marabu yi dama koy wax kenn amul maqaama téye sama loxo wala nga weñ sama làmmiñ lu borom bi subhanahu wa taala ndax Sénégal moo ma ko jaral te Sénégal mooy sama référentiel Sénégal mooy sama sëriñ na leer ci seen bopp yi lu ma naa fekk benn position laa am bu constant ba ngeen ma xamee ba léegi gis leen ma may soppi koo ko yoxee ki di jaar fi génn fe dugg fee xawma loolu man xawma ko li ma xam mooy lii bëgg démb lii ngeen ma xamee tey moom ngeen ma xam bu subaa ci loolu lay ne
ndax naa fequma mooy wax ci Macky Sall tiire ñëpp tàcc patriote yi su ma duggee ci seen sëriñ yi ngeen xas ma sax yàq ma lu ne. Je ne suis pas de ce genre. Je suis un homme uniforme constant dans mes positions et mes postures. Que ça plaise ou pas, c'est pas mon problème. Issa El Hadj Traoré ñu ngi leen di nuyu Khadija Si Diaw yéen ñëpp les patriotes du Foni voilà bu ndaw yaay Cissé Cheikh Ba bàyyiwuñu kenn rek les patriotes du Foni yéen ñëpp rek. Maria Sombel ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen jox seen wàccuwaay di wax ne le combat continue on y est presque voilà. li may wax ak yéen nii sujet yi may développé ak yéen di ko wax ni sujet yi c'est des sujets d'avenir foofu laay tëjee li may wax ak yéen nii damay anticiper dama leen di wax tey luy ñëw suba déglu leen wax li ma leen wax li ma leen di wax nii li lay xamal ne c'est des sujets d'avenir mooy ça heurte certaines consciences beaucoup de consciences sont heurtées li may wax nii dafay déranger ñu bari parce que ce sont des thématiques d'avenir li may wax tey suba ngeen cee xam dara bu leen yàlla bàyyee ñu dund fii ak 25 ans une génération sama wax ji enregistré leen ko ngeen xool je parle en perspective je parle en prospective je parle en visionnaire je parle pour demain li may wax tey lépp looy wax nag pour suba jamono bi may wax ñi ngi koy waxal duñu ko dégg te seen xol yi dana metti daañu la saaga daañu la rey saa yooyu wax joo xam ne dafa jiitu jamono ji nga koy waxee wax jooju foo manti toll noo manti toll wax jooju dana ñagas te da nga fi dégg lu ne mandargay wax ju visionnaire bokk na ci jamono bi nga koy wax ñi ngi koy waxal génération bi nga koy waxal non seulement duñu ko dégg waaye dañuy wëlbati ko bëgg laa faagaagal loolu xew na ci borom xam-xam yëpp Copernic xaw ma Galilée bi mu taxawee ne àdduna bi dafa bul la buy tourné ne église dafa dagg bopp bi parce que jamono bi nga koy wax église bi interprétation bi ñu amoon sur le cosmos di ko jàngale ci église bi jaarale ko ci théologie ci gëm-gëm ci pas-pas bokkul ak moom Copernic xaw ma Galilée la mu waxoon ci la terre est ronde dafa ñëw fekk benn dogme bu ñuy jàngal taalibe yi ci biir église bi jàngale ko ci diine gëm la leen ko ba ñu gëm ko mu xëy moom scientifiquement démontrer le contraire Big Bang boobu mu créé dañ ko rey parce que c'est un visionnaire amul mën naa ci lim ñu bëree bëri il faut ngeen xam loolu man lu ma wax li may def lu ma xam na li may wax lu ma xam na risques yi ci nekk yëpp xam naa ko et je les assume en toute responsabilité parce que samay wax day yàgg rek waaye dafa am àll ëllëg moo ñuy àtte àdduna jamono moo ñuy àtte insha allahu rabbi te le changement est déclenché il est irréversible wallahi al azim laa la wax billahi wallahi taalahi amul benn sëriñ amul kenn ko am maqaama soppi Sénégal day soppi ko ci nii ki ne tous les éléments sont réunis xëy na du gaaw waaye ku fekke lii may wax ku fekke bis dana ñëw nga ne lii Akhenaton waxoon na ko mun ñoom ñiy wax ñëpp ku nekk di pays le changement est irréversible il est dans l'air il est dans les réseaux sociaux créés internet Facebook tout ça depuis que ñu inventé ces outils de communication là c'est un raccourci qui nous permet aujourd'hui d'aiguiser les esprits. Les gens ne seront plus comme les gens d'avant. Les Sénégalais vont de plus en plus être éveillés. Et quand ils seront éveillés, ils ne dépendront d'aucun marabout. Parce que des marabouts, d'ailleurs, il n'y en a plus. Je ne suis pas contre les marabouts. maa leen gën a xam tasawuf fuuf xam leen li nekk tasawuf fuuf di gëstu tasawuf fuuf xam lan mooy sëriñ fuuf xam tasawuf fu mu jógee fuuf weddiwuma ko dàquma ko contre ma tasawuf li ma contre mooy c'est faux marabout la le système bi ñu dugal ci biir tasawuf tuddee ko tasawuf teg ko di ko donnante nappaage seen i jeeg yor seen i alal di nax askan wi c'est une mafia ça c'est pas du tasawuf c'est une mafia loolu lay xeex loolu lay xeex li may xeex du tasawuf de du diine de du sëriñ de sëriñ bu mat sëriñ cheikh un cheikh moo tax ma naan Sëriñ Tuubaa dafa cheikh man leen yéen xamu leen Sëriñ Tuubaa mos a cheikh kenn xam ngeen lan mooy cheikh ci diine ci tasawuf cheikh nga xool nit ba na ko yow cheikh nag ci tasawuf kooku la muy condition ya muy dajale la muy laaj kooku def Sëriñ Tuubaa ci moom cheikh la woon Sëriñ Tuubaa moom cheikh la Sëriñ Tuubaa moom am na maqaama nekk cheikh moom Sëriñ Tuubaa moom cheikh la woon xam nga yéen bu ñu nee Sëriñ Tuubaa ngeen ne wàllu yu la Sëriñ Tuubaa yéen a ngi ko utal tur bu ne mais tur bi authentique benn tur bu authentique maanaam benn qualificatif maanaam tey bu ñu nee maître professeur docteur tout ça Sëriñ Tuubaa bu ñu koy utal qualificatif titre dëgg bi collé ci Sëriñ Tuubaa mooy Cheikh Ahmadou Bamba boobu Cheikh boobu loolu mooy qualificatif Sëriñ Tuubaa
ndax moom yéeg na ci grade bu nekk cheikh jamono bi muy nekk cheikh moom jamono boobu cheikh Sidiya bi nekkoon Mauritanie nga xam ne moom la fekk woon cheikh la cheikh mooy grade bi gën a màgg ci yoon tasawuf xanaa xamuñu loolu ku ñu dem bañ na cheikh nga ci tasawuf kooku mooy yow yaa nekk ca kaw yaa nekk ca kooku yaay kàngam bi ñoom cheikh yi dañoo amoon xamante moo tax ñu dem ba jël ki nga xam ne mooy ibnu arabi ñu tudde ko cheikh al akbar ibnu arabi dal tasawuf dem leen ngeen gëstu ibnu arabi cheikh du lu ndaw doo fekk koo xam ne da nga ko tarbi ko nga non 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 cheikh da ngay maîtriser fànn xam-xam yi yéeg ci maqaama yi xam nga am melokaan tasawuf yu bare mooy dajaloo pour ñu ne la yow cheikh nga ci tasawuf yéen ngeen toog jël ay baykat yi ay daggkat yi garab yi naan ay cheikhal na diw cheikh Sëriñ Tuubaa musta cheikhal kenn ndax Sëriñ Tuubaa ci waxam moom mooy cheikh bi Sëriñ Tuubaa ci waxam moom mooy cheikh bi musta cheikhal kenn ndax kenn yéegul ci dimension Sëriñ Tuubaa pour mën a am titre cheikh boobu moom képp moo am titre cheikh boobu ci li mu woote amu ci kenn ko am boobu grade moom moo am titre cheikh bi dama leen ngeen gëstu ji Sëriñ Tuubaa xamu leen ko ay jaayal ngeen du ngeen xamu leen dara ay ñu nekk télé bi ngeen di xool déglu man Sëriñ Tuubaa du nit Sëriñ Tuubaa yëfi dof yooyu ngeen di déglu bàyyi leen di tooñ Sëriñ Tuubaa bu amee benn cheikh yoonu mu di Sëriñ Tuubaa la amul beneen lii man maa leen ko dem leen gëstu ji mag mi ma wax li waxi mag du ay loolu ngeen may layee waaye mag mi nee na lii mag ma nee na dem leen ngeen xool mbindi Sëriñ Tuubaa mi fi indi yoonu murit ngeen xool benn bindam bu Sëriñ Tuubaa taxawee si ñu ne maa bi ñoom sax ñoom ci seen biir mag ñi ko wëroon moom Sëriñ Tuubaa bu ciy bind ba ciy tudd kenn amu ci kenn ku muy wax cheikh amu ci kenn ku muy bind moom Sëriñ Tuubaa ba defal ba bind ci titre cheikh ki sa tur lay jaar mus ta cheikhal kenn ndax Sëriñ Tuubaa xam na lan mooy cheikh xam na lan moo war a làmboo ab cheikh xam na lan mooy dimension wu cheikh xam na cheikh bala nga koo tuddee nit lan moo war a dagee ci nit ki bu ngeen demee ca Masaalikul Jinaan na nga ko fay jàngale mais du ngeen ko tudd du ngeen tudd mbindu Sëriñ Tuubaa yi la leen ca intéressé te muy defal seen i poos ak seen i mbooloo ko di leen njëkk di leen jox daraje loolu rek ngeen di jukki di ko dóor askan wi waaye la nga xam ne mooy yee askan wi Sëriñ Tuubaa di ko def ngir askan wi jëmale ko ci askan wi loolu da nga leen koy nëbb du ngeen ko jàngale mukk boo demee ci Alaaji Malik kazalik kifaayatu raay bi ne kenn du ko wax miim ya ngay dégg ki ay yu kenn xamul ko rek waaye kifaaya bu Alaaji Malik ku ngeen dégg mu di ko tudd kenn du ko laal dafa tàng la ñuy wax wuu teg ko fële ndax loolu moom bu ko taalibe yi xamee dootuñu nekk ay taalibe duñu gàmm toosi duñu indi addiya yi duñu taxadi matt jox sëriñ bi duñu ñu yenn dañuy fàtte kooku moom bu ko kenn jàng fenn jël leen ko gas suul parce que ñoom ñaar ñooñu Alaaji Malik Sëriñ Tuubaa wax nañu kan moo war a jiite mbooloo kii jiite nit ñi kii ñu war a topp ci yàlla naka la war a mel yéen jikko la war a man xam-xam ba ni mu war a toll maanu tega njub ga ak yéen dama leen a yërëm billaahi dama leen a yërëm kenn du li ma leen di wax fii bu ma coupé yéen dootu leen ko dégg fenn fii bay ma ngeen pare profité daaju su ma coupé dootu leen ko dégg fenn du fenn télé yi du ngeen ko dégg fenn tappale rek benn cheikh bu amee ci yoonu murid Cheikh Ahmadou Bamba la moom mooy cheikh bi amul beneen ndax moom moo ci yéeg dimension bi cheikh war a am moom rek moo ko ci am amul keneen li des yëpp système la bu ñu taxawal ci ginnaawam di teg dil di dóor la preuve moo fi ne boo demee Tiwaawan pare nga dem foo ci dem loolu fa am teg dil mafia système bu ñu taxawal mais cheikh jamonoy Serigne Touba El Hadj Malick Sy maam Limaamu Laay ñoom mag ñi ngeen di wax seeni jamono kan moo am futu taxaw naan cheikh laa ci kanam Serigne Touba wala jamono El Hadj Malick El Hadj Malick ay muqaddam la créé moom El Hadj Malick créé wu cheikh de ay muqaddam la créé lu tax tuddeewu leen ay cheikh parce que cheikh du caaxaan xam ngeen cheikh garaat bu kawe la cheikh ak cheikh yéen bon maa ngi leen di bàyyi salaamaaleykum mbokk yi bon week-end à vous portez-vous bien que Dieu garde le Sénégal que Dieu vous garde nga leen yàlla sàmm Sénégal sàmm ñëpp dafa ñu lu ñu bëgg delloo ñu ci boppam dafa ñu suñu tawxiid nam ñu suñu pas-pas génn ñu ci bokkaale yàlla ak wax ju bon ak lépp loo xam ne day yàq jikko day yàq société day yàq suñu diine moo xam lu ci waay gëm nag ku nekk la nga gëm yàlla la yàlla sàmmal loolu te muy dëgg ci yow nañu dëggu mel na Cheikh Omar Diagne yàlla na ko yàlla sàmm salaamaaleykum